asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li ñuy wax doona kebab muy maanaam yiiroo donc muy jaayro ça dépend rek fan nga nekk comme ni ma koy waxee chaque fois donc moom la ñuy indi tey mooy li nga xamante ni comme shawarma la mais au lieu ñu defee ko ak yàpp nag yi wala xar boo xam dañ ko dagg wala ginaar tey ji viande hachée lañ ko defee donc Turquie lañ dem tey dañoo daw ba ay Turquie ak Grèce côté yooyu ñoom ñooy defaree seen yiiroo yi ak lu si ëpp viande hachée donc te wan nañ leen vidéo bi nga xamante ni maanaam dinañ ko génnee si biir nga xam ne ni ñu defaree suñu viande hachée bi yëpp a ngi nii donc instant bi xam nga lan moo si des dem lakk ko après daal di ñëw defar suñu sauce ak peut-être dinaa si boole frite sax amul peut-être naa si boole frite donc sans plus tarder duñu leen wax rek lu dul lu siy dem suñu viande hachée bi nga xam ne moom la ñu defar nii donc ma defar leen ñaari façon pour ñi nga xamante ni soit bëgguñu lakkee four wala amuñu four donc nuñ koy defee si fekkee ni si four bi la wala si poêle bi ñaar yëpp laa leen di wan nuñ koy defee incha allah donc dinañ defar suñu dinañ ko boole ak tzatziki sauce moom moo nekk sauce bi nga xam ne c'est fait à base de yaourt nature boo amul yaourt nature su fekkee soow moo gën a soow waxuma soow pur de mais soow normal bu fekkee ni boobu moo gën a jàppandi pour yow mun nga ko utiliser donc def même étape yi ñuy def dinañ soxla concombre dinañ soxla naana menthe tey yoruma boo xam ne bu tooy bi la donc bu wow bi laay jël tuuti ak dil moom su la neexee nga utiliser ko soo ko amulee nga bàyyi ko dinañ soxla aussi sel ak tuuti poivre suñu mélange d'épices dinaa soxla laaj ngeen gis ko ni tuuti coriandre wala persil boo am bu fekkee amoo ko sax mun nga ko omettre donc sans plus tarder duñ def rek lu ànd ak yéen si waañu bi bismillah voilà donc li ngeen gis fii mooy bi may dem def ci rôtisserie bi comme ni ma leen ko waxee woon dafa pare ma daal di koy laxas ak film alimentaire ma pare daal di ci def kii bi papier alu bi voilà donc man damay ñëw rek teg nii léegi dama koy dugal daal di koy def ci rôtisserie bi bu ko defee bu ma paree nag léegi ma door a ñëw jublu ci beneen bi voilà dama bëgg a attirer seen attention li ma dal dama defaroon xam nga affaire bi defar ko ba pare ba teg yëpp ndekete man dama ko renverser quoi donc dama def lii war a nekk ci kaw ci suuf ma def lii donc dama obligé changer yëf yi pour teg ko nii moo tax ci suuf nii bien que man ni mu mel nii ça ne me dérange pas parce que su ma paree woon noonu laa bëggoon mu mel anyway mais lu ci ëpp damay bëgg mu jël largeur du disque bii nekk ci suuf nii donc mu ngi nii damay dem rek dugal ko ci rôtisserie bi voilà après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà donc fi mu nekk nii li ma leen di wax mooy gis ngeen benn bi defar nañ ko ba yóbbu ko moom mu dem di togg ji en attendant léegi li ñuy def mooy lii nii gis ngeen bii mooy bi nga xamante ni dama def pour ki nga xam ne amul four wala amul kii bëgg ko def ci four donc ngeen gis fii lii kubéeru kii rek la xaaral ma wan leen. mason jar kubéer boo am rek boo xam ni fer la mun nga ko jël nga teg ko nii parce que li may bañ mooy mu tegu nii ci kaw affaire bi ci kaw plaquette bi lii mooy pour kii dugal ci four bi mun nga ko def nii bu ko defee yii tóoj ko nii moo xam noo koy tegee quoi noo ko sentiree donc nga xam ni ñaari buu yi ñooy nekk nii soit nii walla sens bi yow yaay xool gis nga nii rek nga koy tegee nga xam ni gis nga nu mu toojoo dafa am espace fii nii donc loolu nga soxla bu ko defee togg bi bu toggoo boo defee ci côté bi let's say nga dugal ko pour quelque chose comme ay 10 à 15 minutes nga boo ko commencé xeeñtu nga dem de temps en temps nga tourner ko donc ba nga xam ni côté yëpp côté cylindre bi yëpp doore na nga daal di dindi papier bi nag léegi daal di ñëw donc yow boo ko defee ak papier bi da nga koy def pour quelque chose comme ay 30 minutes yooyu noonu mu leer la li ci biir ñor na bu ko defee après nga dindi papier alu bi
ak papier sulfurisé bi nga xam ni moo nekk ci biir bu ko defee nga daal di exposer ndawal li ci boppam daal di yokk sa température four soit nga def ko broil maanaam pour mu dooreel la ko walla nga bàyyi ko noonu dooree ko ci kaw kii bi ci kaw gaz bi ci sa poêle. Donc bii mooy benn option bi. Beneen bi mooy mun nga jël par exemple gis nga soo amee brochette bu fer bi par exemple bu gudd daal ngay xool donc nga daal di koy jam ci biir ñaar nga koy def bu ko defee ñaari brochette yi nii la ñuy def donc ñoom ñooy ñëw boo ko jamee ci biir ñoom ñooy suspendre ndawal bi tu vois. Donc moom aussi même chose mais man je trouve que bii moo gën a yomb fuuf donc man moom laay préférer di def la plupart du temps. Beneen bi nga xam ne nag moom ñépp a ko mën four ou pas four da ngay jël ndawal li gis nga niñ ko mariner def yooyu yépp avant ñu koy togg si lañ koy dagg ba mu sew waaw ma wan na léegi nag da ngay wut paaka bu ñaw gis nga nu mel nii dama ko congelé pour nga xam ne dinaa ko mun a dagg def ko ay fejet yu sew a sew a sew nga xam ni après dama koy sauté ci kaw kii bi ci kaw gaz bi ci sama poêle ma jël li mu servir ba de support gis nga soo ko defee nii mu taxaw su la neexee ki nga xam ne dafa lakkoon ci four bi mun nga ko teg ci lu mel nii moom mooy nekk par exemple sa présentation soo ko defee ci four bi ak étape yi ma la wax yépp donc mooy nekk sa présentation finale. Léegi nag comme bii dama koy sauté ji nii laa koy def commencé ko tranché bismillah gis nga tranché yu sew ni mu gën a sewee mu gën la arrangé. Soo sentiree ni mi ngi commencé décongeler sa kaw nga dugalaat ko ci four bi ci kii bi ci frigidaire bi congélateur bi pour quelques minutes rek nga ñëwaat encore donc gis nga damay def man lan laay def nii lii laa war a rotate may rotate gis nga ma commencé waat bismillah gis nga lu mu gën a sew gën la arranger parce que après bul fàtte dafa am graisse bu bari donc boo ko defee ci poêle bi rek da koy commencer saaf déjà poêle bi du am diw du am dara dina gën a sew lii gis nga bu congelé moo gën a neex da lay jox forme bi nga bëgg. Léegi nag voilà fii nii à ce niveau ki nga xam ni dafa defaroon quantité bu bari te bëggul togg lépp mun nga defar nii ba pare soo paree nga daal di koy teg nii rangele ko nii gis nga def ko ay rang ba nga xam ni am nga quantité bi nga soxla nga jël sa papier walla sa kii film alimentaire soo ko defee ay rang yu bari nii nga tëj ko nii dugal ko ci four bi ba mu congelé carrément ba wow nga dugal ko ci say mbuus daal moo xam walla ci Tupperware ay ndab yoo xam ne dina dugg ci kii dëgg ma ne four ci congélateur bi loolu pour conserver ko la nga xam ni yow saa boo soxlaa da ngay dem génnee portion individuelle daal di ñëw def li nga soxla daal donc noonu nga koy defee. Léegi ñu continuer comme ça après ñëwaat ak yéen incha allah bu ñuy dem ci kaw gaz bi pour lakk ko. Voilà gis ngeen léegi li may wax mooy gis nga bañ ko daggee ba pare am ngeen une idée léegi dañ koy jël rek ma wan leen par exemple ki nga xam ne moom ci kaw fii la koy defee donc maa ngi ko def ci température bu high donc damay ñëw rek teg ko ci kaw noonu bismillah gis ngeen lii même étape bi daanaka booy defar tey jii boo doon defar sa ay saucisson yooyu daanaka moom ngay def moom ngay commencer donc yooyu mi ngi ñëw incha allah. Gis nga parce que dañoo soxla mu doore moo tax duñ ci def diw am na matière grasse assez macha allah xet bi rek su ngeen ko gisee bu ni muy xeeñ macha allah ñu ngi mel ni de ku nekk ci fast food yi alhamdulillah. Même bu daggee aussi c'est pas grave parce que boo xoolee bu ñu lay daggal ay kiiwu shawarma da ngay gis yi day nekk yu gudd yi nekk yu gàtt parce que kii bi mooy def loolu sewaay bi daal donc gis nga nii rek lañ koy def bàyyi ko bu ñu paree dañuy dindiwaat diw bi fomp ko ba mu set
su la neexee mun nga ko conserver feneen pour beneen yoon bés booy togg lenn loo xamante ni amul graisse ak yooyu nga jël même huile bi daal di koy safalee sa togg daal maanaam donc nii la ñuy def gis nga moom teggi ko jot na du jël temps moom fat nga pare voilà dañ koy seppi comme li ma leen wax rek daal di jël diw bi man dama koy garder dama koy teg feneen comme ça léegi ñu ñëw def yeneen yi donc noonu la ñuy continuer incha allah ba ñu pare le temps ñuy xaar beneen bële tamit ñor ñu daal di koy ñëw moom aussi commencé ko dagg bu dooree ci kaw rek ñu dagg. gis ngeen dañuy lelli ci kaw nii bu ñu paree tourné waat bu ñu paree lakkaat ko encore mu doore. voilà donc dañuy ñëw commencer defar sauce bi donc fi mu nekk nii damay daal di gratter suñu concombre bi nga xam ne moom la ñuy def ci sauce bi yooyu yaay xool fu la neex nga gratter ko fa bu la neexee nga def fu sew walla fu dijj man fu dijj bi fii defe naa laay def tey incha allah ok. voilà gis ngeen sauce bi dañuy ñëw commencer ko defar parce que loo ko gën a gaaw a defar lu mu gën a toog di gën a neex donc moom xàmmee ngeen ko léegi jaratul sax ñu ci attardé wu. yaourt ak walla soow mi ngi nii moom la ñuy def fii ñu daal di jël tuuti sel bismillah def ci daal di jël gis nga suñu kii bi dañ koy égoutter suñu naka la tudd concombre bi da nga koy bàyyi ba mu seey su fekkee amoo temps mun nga jël def ko ci sopalin walla torchon bu set daal di koy ŋacc bu baax ba ndox bi daanaka lépp deñ parce que bëgguñu mu ndoxee moom aussi gis nga ñu daal di def ci biir daal di jël tuuti ci suñu laaj def ci anamu sax voilà xaaral bala maa def laaj ma jël sama kii yu wow yi ba pare bala may taqal kudd bi donc ma jël sama aneth moom mooy dill voilà ñu def donc naanaa bi c'est optionnel mais dama bëgg mu indi fraîcheur donc man damay def ndànk parce que bala ma siy def ay doom yeeg yooyu bant yi ma xaw ko écraser tuuti gis nga yëf yi yëpp bu si nekk rek c'est selon sa goût sa préférence personnelle ku mu neex nga dagg kaani def si surtout yu vert yi mais man tey nii laa koy bàyyi voilà donc ma jël laaj daal di def su ko defee ñu mélanger même bu xawee dang boo trouver que ni dang na ci selon sa goût bàyyi ko noonu parce que concombre bi dafay toujours di génnee ndox même luñ ko ŋacc dina génnee ndox soo bëggee accélérer ndoxu concombre bi comme ça ngay def te amoo temps bu bare da nga siy suy xorom loolu aussi dina tax kii bi génn ndox bi lu baree mën a génn gis nga ñun buñ defee nii rek mooy suñu tzatziki pare na donc dañ koy daal di jël tëj ko teg ko à côté nële ba heure buñ ko soxlaa bu ko defee ñu continuer nettoyer gis nga affaire yi daanaka pare na donc dañuy continuer nettoyer dagg suñu ay tomates fraîches yeeg concombre yeeg yooyu nga xam ne moom la ñuy décorer biir sandwich bi incha allah donc ñu ñëwaat ak yéen suñu paree. Hey
waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ngeen gis ñu indiloon leen tey jii li ñuy wax yiro mu nekk maanaam shawarma boo xam ni c'est fait à base de viande hachée essayé leen ko neex na trop ñu wan leen fii pour ki nga xamante ni par exemple moom bëggul lekk mburook yooyu mun nga ko def nii boole ko sa salade des fois bu la neexee sax bu fekkee plate nga def si boppam nga defar sa benn ceeb biryani bu neex a neex boole kook moom donc ñun tey dañu dem si salade bi kese daal di koy boole ak aussi tzatziki sauce mu nekk sauce bi nga xam ni c'est fait à base de yaourt wala soow yéenay xool rek lu leen neex tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp koo xam ne rek yow yaay safoo biir chez Bilo comme d'habitude rek di ko commencer par les grandes dames de chez Bilo di ko jox aussi sëñ Baye di ko jox soxna Aminata Gueye di ko jox aussi soxna Ndey Aram Jaxate di ko jox tamit soxna Lalla Keita ak tamit Khady Ndiaye si chez les grandes dames di ko jox aussi Mariem Agne si grandes dames yi ak Mam Mati fële ci Tiwaawoon di leen wax ni tey jii ñooñu lañu may émission bi di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer mais aussi su fekkee am na ki nga xam ne mi ngi seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te activer cloche bi bu ko defee à chaque fois ñu dugal dell ni rek dina ko mun a notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah